asalaamaaleykum sunu mbokku jullit yi asalaamaaleykum sunu mbokku taalibe yi asalaamaaleykum yéen ñi ngeen xamante ni dimanche bu jot yéen a ñuy déglu ci seen chronique bi nga xamante ni ñu ngi leen koy defal fii ci États-Unis si jàppandalu rajo bi nga xamante ni muy sunu kër FM nekk ci état bi nga xamante ni mooy Californie à Los Angeles aux États-Unis d'Amérique. Ginnaaw bi ñu leen nuyoo nag di leen sant di leen gërëm ci teewlu bi. ñoo ngi leen di wax ne xam ngeen ni dimanche bi ñu génn ñëwoon nañu tuuti rek ci li nga xamante ne rek mooy Thiéyène waaye li ci gënoon a bari dañ ko indi woon ci xew-xewu jamono mooy dund ki nga xamante ni mooy sëñ Abdoulaye Diop Yakhine bi nga xamante ni moom moo tëdd Thiès mu waxoon leen tuuti ci li nga xamante ni moom mooy taarixam bëgg nañu ñëw nag pour ci li nga xamante ni waxoon nañ ko dimanche bi am na ci loo xamante ni ci kàddu yi dañu ci xaw a juum waaye xam ngeen ni bi nga xamante ni maa ngi wax ni Serigne Moussa Ka bi nga xamante ni baayam jox na ko kii nga xamante ne Ngagne Awa Ka jox na ko Serigne Touba ndiliki la woon maa ngi wax ci sama audio bi sama vidéo bi weesu ni boobu mi ngi am fukki at ak juróom ñaar dama juumoon ci kàddu gi parce que fukki at ak ñaar la en fait parce que bu ngeen jëlee fukki at ak ñaar yi ak juróomi at yi Serigne Touba def Thiéyène boo ko boolee nga xamante ni sëñ Moussa Ka baayam mi ngi ko indi Thiéyène boobu mi ngi am 17 ans 18 ans donc loolu la quoi loolu mooy rectification donc bi ko baayam di jox Serigne Touba mi ngi am fukki at ak ñaar à Ndiliki dans le Mbacké Bawol waaw di leen wax ni aussi am na foo xamante ne aussi ci vidéo bi génn maa ngi wax ni teen boobu nga xamante ne mooy teenu Bakhiya bi nga xamante ne sëñ Abdoulaye Diop Yakhine moo ko defaroon Thiès doon leen wax ni teen boobu nag ku ci naan ñeent fukki at en fait ñeent fukki guddi la ñeent fukki fan donc nag ni feebar boo xamante ni mas naa nekk ci yow njàppatalu sunu borom dana la bàyyi waaye nag tey ji xam ngeen ni newoon naa leen dinañu des fi nga xamante ni moom mooy Thiéyène mañ a gunoo jóge Thiéyène parce que Thiéyène bari na taarix yu bari yoo xamante ni war nañ ko wax fi nga xamante ni moom mooy Thiéyène ndax nee naa leen mooy dëkk bi nga xamante ni Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba yaakaaru jaam yi am na fa li nga xamante ni moom mooy juróomi at yoo xamante ni sëriñ bi Thiéyène la nekk donc Thiéyène di dëkk boo xamante ni bari na enseignement ginnaaw bi nga xamante ni wax nañ leen ñi nga xamante ni ñoom la ñu fa denc waaye aussi wax nañ leen ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa juddoo wax leen aussi li nga xamante ni xam ngeen ni soxna may mandatu Kobra bu Cheikh Ahmadou Bamba mooy doomam bi nga xamante ni moom moo ko jëkk a bindal kaamil foofu nga xamante ni moom mooy Thiéyène fa la juddoo donc lu baree bari Thiéyène dafa bari ay histoire ak waxoon leen aussi Cheikh Ahmadou Bamba Thiéyène liggéey bu rëy bi nga xamante ni moom la def di leen wax nag en définitive Thiéyène dinañ ci ñëwaat ci li nga xamante ni mooy sëñ Mbacké Madina doomu ki nga xamante ni mooy Cheikh Mouhamadoul Moustapha Al Karim ak ki nga xamante ni mooy soxna Aminata Lo xam ngeen ni yaayam sëñ Ndaam Abdourahmane Lo moo ko jur moom ak Gaynde Fatma moom mi nga xamante ni moo ko magee tuuti dinañ ñëw nag aussi ci li nga xamante ni dundu goog nga xamante ni sëñ Mbacké Madina defoon na ko ak wax na leen sëñ Mbacké Madina aussi liggéey bi nga xamante ni defal na ko l'islam muy liggéey bu am solo ak témoignage bi maanaam seede yi nga xamante ni baayam yi def nañ ko ci moom ak seede yi nga xamante ni magam yi ak rakkam yi ñëpp def nañ ko ci moom li gën a am solo encore mooy wax ji nga xamante ni Cheikh Abdoul Khadr Mbacké wax na ko keroog bi mu wàccee liggéey en 1985 foofu ci Touba Cheikh Abdoul Khadr Mbacké moo ko jébbal boromam keroog wax ji mu wax Mbacké day sëñ Mbacké day fii nga xamante ni fi lay jógee gisuma ko fi gën te fee muy jëm itam yaakaar naa amul kenn koo xamante ni moo ko fa gën loolu day na seede ci ki nga xamante ni mooy sëñ Mbacké Madina ci ragal yàllaam ak ci li nga xamante ne mooy jaamu waaye aussi ak ci li nga xamante ne mooy topp li nga xamante ne moom mooy yoonu murid waaye nag dama leen di wax toujours rek ni leen dañuy def ni suñu chronique bi bu fekkee dañ koy def li nga xamante ne mooy xew-xewu jamonoom dab ñu dañuy dugg ci li nga xamante ne mooy xew-xewu jamono parce que xam ngeen ni le 1er décembre bi ñu génn 2020 moo doon anniversaire li nga xamante ne mooy le 1er décembre 1944 muy sunu maam yi nga xamante ne dañu jóge woon ci guerre bi nga xamante ne mooy 39-45 muy guerre bi nga xamante ne bi ñu demee ba libérer France dañ leen a dugal ci bateau war leen indi fi nga xamante ne moom mooy Sénégal yóbbu leen ci camp bi nga xamante ne mooy camp wu Thiaroye nag doon na camp boo xamante ne camp de transit la parce que soriwul woon raay bi te bu ñuy wax tirailleurs sénégalais yi jàpp leen ni waa Mali waa Niger waa Burkina Faso waa Côte d'Ivoire ñoom ñëpp ñu ngi woon ci tirailleurs yooyu ñu ne woon lim bi matoon na 1,2 ak ñenn ñi 1,000 ak juróom-benn téeméer ak lu mu ci mën a doon France ginnaaw bi ñu libéré France moo leen indi Sénégal
pour yóbbu leen kenn ku ci nekk ci réew waaye France engagement yi mu jëloon mooy bu ñu ñëwee Sénégal ñu fay leen li nga xamante ne moom lañ leen yoraloon muy seen prime de guerre yi ñu leen yoraloon loolu la ñu France def ñu ñëw ba fii nga xamante ne mooy Sénégal ñu bëgg leen a séparer ku nekk dem ñoom ñu taxaw jéngu ni dañ leen di fay li nga xamante ne mooy seen prime ba mu am xam ngeen ni les massacres bi nga xamante ne am na dans la nuit du 30 novembre 1944 jàpp le 1er décembre 1944 léegi foofu xalaat yi jiwoo na parce que xam ngeen ni France ci archive bi boo fa demee dañ ni fanweer ak juróomi nit ñoo ci faatu ci massacre boobu nga xamante ne français yi def nañ ko rey boobu nga xamante ne rey nañu soldats yi nga xamante ne ñoo libéré France waaye boo demee ci histoire gëstu am na Armel Mabon di écrivain bu mag di historien bu mag bu nekk France bind na ci livre bu am solo di wax ni France archive yi nga xamante ni François Hollande ñëw na fi jël engagement ñu jox ko Sénégal archive yooyu bokk na ci archive yoo xamante ni du archive bu dëgg parce que 35 morts ñi ne Armel Mabon nee na professeur agrégé d'université nee na li ñu rey keroog ci Thiaroye mat nañu de 300 à 400 maanaam ñetti téeméer ba ñeenti téeméeri nit dee nañu foofu nga xamante ni moom mooy Thiaroye ci biir soldat bi ñu taxawee di laaj li nga xamante ni moom mooy seen ndàmpaay te mu ne ba léegi gouvernement France xamul fan la ñu suul nit ñooñu même su fekkee am na léegi les cimetières de Thiaroye nee na dañ leen a defal fausse commune maanaam ñoom ñëpp ñu suul leen foofu ñi si def ñu tas leen ñu dem seen réew donc bu ñu ñëwee ci 1er décembre 2020 ñuy fàttaliku événement boobu nga xamante ne am na ñu bari ñoo xamante ni def nañ ci ay film ñu mel ne Sembène Ousmane jàmbaar ji nga xamante ni defoon na ci film te film boobu xam ngeen ni lu mat ñaar fukki at dañ ko interdiroon lu du daw France malgré que gagné woon na li nga xamante ni mooy le festival de Venise ak Sembène Ousmane liggéey boobu nga xamante ne am na ko waaye aussi écrivain yu mag yi nga xamante ne aussi bindoon nañu ci li nga xamante ni moom mooy Thiaroye ci événement yi nga xamante ni suñu maam yi ñoom donc nag li nga xamante ni moom la humanité bi di réclamer ba tey le mouvement noir di ko réclamer ba tey mooy France non seulement reconnaître nañu c'était un crime mais aussi France def li nga xamante ne mooy ndàmpaal li war ci sunu maam yooyu nga xamante ne deewoon nañu ci guerre boobu loolu daf ñuy permettre souvent ñuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy guerre yi nga xamante ne am na ko ak contribution bi supposé bi ñuy wax ni Serigne si même Serigne Touba première guerre mondiale man ci samay recherche gis naa ci lu ma leer ni Serigne Touba keroog bi nga xamante ni tubaab yi yebal nañu Blaise Diagne pour ñu engager soldats yi Serigne Touba lii la waxoon awma ay jaam te guerre bi nga xamante ne moom la France di def du sunu guerre Serigne Touba foofu la jàppoon waaye mag ñi ñoo taxaw bi nga xamante ne tubaab bi menacé nañ dañ koy yóbbu fi nga xamante ne moom mooy Madagascar ñoom ñoo ñëw taxaw def li nga xamante ne moom la ñu war a def ni Serigne bi daal mag la mi ngi sonn waaye Serigne Touba a été toujours intransigeant ci li nga xamante ne mooy ses rapports avec la France muy li nga xamante ne mooy sàmm l'islam mooy aussi li nga xamante ne mooy préserver li nga xamante ne mooy dignité nit ñi mooy préserver li nga xamante ne mooy dignité sénégalais yi. loolu moo ñuy permettre ñu leen ñëw tey xam ngeen ni ci xew-xewu jamono yi dafa bari xëy na sax dinañ ñëw ci li nga xamante ne ñi moom la ñuy wax les centres de réhabilitation yi nga xamante ne impliqué nañ ci sëñ Modou Kara incha allah dinañ ci ñëw ci benn émission spéciale leeral lu bari waaye aussi dinañu ñëw ci li nga xamante ne mooy mémorial bi nga xamante ne mooy le mémorial de Gorée bi nga xamante ni ci nguuru Abdou Diouf lañ ko bëggoon a taxaw fii nga xamante ni mooy ci corniche Ndakaaru bi muy corniche bi nga xamante ne moom fi la ñu defoon le CM Isaac Foster ñu daaneel CM Isaac Foster pour def mémorial Gorée pourquoi ñuy def mémorial Gorée muy histoire boo xamante ne bu metti la parce que dañu gis ni temps yi président de la république def na ci déclaration ni dina indi emploi yu bari waaye lan moo waral tey ji Gorée doon patrimoine mondial de l'humanité am ñenn ñoo xamante ne ay intellectuels lañu ay tubaab lañu lëkkoo ak ay sénégalais bëgg a def benn mémorial boo xam ne ñu ngi koy def ci corniche bi en face de Rebeuss lu ko waral loolu incha allah dinañ ci ñëw parce que dans les années 2000 dafa amoon mouvement intellectuel bu rëy boo xamante ni jógoon na man mi boobu ci laa bokk ñi ñoo xamante ne dañu taxawoon ni mémorial Gorée Almadies du fi am parce que li tax mémorial Gorée Almadies bi du am dafa doon loo xamante ni ci ñi ko taxawal seen objectif mooy dañu bëgg Gorée ñu dindi ko ci mémoire humanité bi même su fekkee Gorée reconnaître nañ ko patrimoine mondial de l'humanité Gorée loolu xeex boobu nag nit ñi xeex nañ ko ba Abdou Diouf reculé ñu xeex ko ba Abdoulaye Wade bi mu demee ba mouvement bi jóg Abdoulaye Wade daje na ak ñi nga xamante ni ñooy sénégalais yi bokkoon ak tubaab yi pour def mémorial Gorée Almadies Abdoulaye Wade daje na ak ñoom bi ñuy waxee Abdoulaye Wade ngi dund dañu leen convaincre leen ba li ñii di wax moo ma gën a convaincre donc effacer Gorée de la mémoire des noirs ak Gorée ci mémoire humanité bi moo tax ñu bëgg def le mémorial Gorée Almadies fi mu toll nag mel na ni projet bi gaa ñi ko yëkkati woon dañ ñu woon nañu bàyyi ba mu sedd ñi ngi koy yëkkatiwaat dinañu juraat suñu kàddu di waxaat ni mémorial Gorée Almadies objectif bi ñi nekk ci biir les
maçon ak ñoom ñëpp ñoo ci nekk pour def ko projet boo xamante ne dañu bëgg a suul définitivement Gorée mu génn ci mémoire bi ñu tracé ñu benn histoire bu bees pour les générations futures di wax ne nag gaa ñi xeex bi nga xamante ne ñoom moom la ñuy xeex l'islam wala ñu koy xeex la dignité humaine dafay xeex boo xamante ne du ci ñaari at du ci ñetti at du ci ñaar fukki at du ci ñeent fukki at ñoom ñi ngi calculer génération yi di ñëw d'ici 50 ans Sénégal nu muy mel nga xamante ne dinañu effacer lépp loolu moo tax à chaque fois que occasion bi posé wu dinañu wax li nga xamante ni mooy suñu xalaat ci li nga xamante ni moom mooy Sénégal ak ci li nga xamante ni position bi nga xamante ni fa la ñu bëgg a poser Sénégal loolu yëpp bokk na ci li nga xamante ni mooy le mémorial Gorée bi nga xamante ni dañ ko bëgg a ériger indi fi ay affaires yoo xamante ne ay signes yi nga xamante ni nee nañu boo duggee ci bateau booy dugg Sénégal bu ñu paree ci Gorée mémorial Almadies bi signes yooyu ngay jëkk a gis muy signes yoo xamante ne dafa lëkkaloo ak ñi nga xamante ne rek dañuy maçon yi ak ñoom ñëpp ñoo àndandoo def Gorée li nga xamante ne mooy Gorée dajale nañu financement yi nag ñi ngi defaat beneen essai pour xool ba xam nan la Sénégalais yi mais je lance un cri encore aux intellectuels d'hier de 2000 yi nga xamante ni ñoo mobilisé woon ba convaincre Abdoulaye Wade que l'impertinence de Gorée Almadies di xaalis bu bari boo xam ne dañ koy def ci ay musée ñu def ko ci Gorée bi nga xamante ni moom moo fa nekk réhabiliter ko réhabiliter l'île de Gorée réhabiliter les environnements moo gën a intéressant di tabaxaat ay monuments yoo xamante ne rek dañ koy def pour ñoom seeni besoin ci li nga xamante ni moom la ñu bëgg Sénégal nekk ko yooyu yëpp incha allah dinañ ci ñëw au fur et à mesure que projet bi di continuer waaye tey ji nag lii moo doon seen chronique incha allah dimanche bi di ñëw dinañu ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy Thièyène waaye aussi dinañ ñëw ci li nga xamante ne mooy centre de réhabilitation yi nga xamante ne devant la défaillance de l'État sëñ Modou Kara doon na ko jéem a taxawal ba mu indi fi ay coow yoo xamante ne dossier bi mi ngi ci kanamu justice waaye ñu leeral askan wi ci combat yi nga xamante ne rek moom la ñu war a mëne di li Serigne Touba laajoon li nga xamante ne mooy sëñ Mouhamadou Lamine Gaye Serigne Touba bi mu ko waxee rek lan ni ko doomu soxna mooy lan mu ne ko doomu soxna bu sancul dëkk dina réer doomu soxna bu liggéeyul dina loof doomu soxna doon na koo xamante ne bu jàngul doo xam fu mu jëm donc ñetti critères yooyu nga xamante ne moom la ñu bëgg ci doomu soxna yi incha allah dinañ ci ñëwaat ci dimanche bi nga xamante ne moom la ñu ñëw pour spécifier li nga xamante ne mooy rôle yi nga xamante ne doomu soxna yi moom la ñu am ci société boo xamante ne ni ñu ko seqal bëgguñu leen mais dañ leen di jox cër parce que dafa am objectif boo xamante ne moom la ñu bëgg muy transformation société bi ci destination boo xamante ne mooy destination boo xam ne du ànd ak les valeurs de l'islam du ànd ak les valeurs de l'Afrique loolu nag incha allah dinañ ci ñëw ci dimanche bi di ñëw incha allah ci neexee suñu borom di leen jox rendez-vous dimanche prochain incha allah ñu ñëwaat ci beneen chronique yeggale li nga xamante ne rek mooy seen chronique bi di leen sant di leen gërëm ba dimanche prochain incha allah